votre nouvelle émission 15 minutes de référence. 15 minutes de référence reçoit des invités pour discuter l'essentiel de l'actualité nationale et internationale en 15 minutes. Ne vous le faites surtout pas raconter. 15 minutes de référence, c'est l'actualité par référence. jaajëfal bu baax a baax ñu am mbégte di dalal ay kàngam yi nga xamante ni nii ay ñu tekki dara lañu ci réew mi yàgg fi di wane seenu ko xarañ ca la nu mëne mu doon lu nga xamante ni nii lu ñu war a mën a bàyyi xel la dynamique bi ñu jël nag daañu waxtaanee politique léeg-léeg société penc mi daañu waxtaanee économie koom-koom ba ci sax culture mbatit waaye nag tey dañoo am mbégte lool sax ñëw fii ci Point E fekk fi nag professeur Amsatou Sow Sidibé ñu ni tey ñun ñu déplacé wu fekk ko ci diwaanam fas yéene waxtaan ak moom quand même ci tolluwaayu réew mi actualité waaye itam activité bi nga xamante ni moo di activité Kaar Leneen mu nga xamante ni moom moo koy incarné mbokk yi laataa ñu yaatal nag dugg ak moom ci laaj yeeg tontu yi dañu koy jox kàddu gi mu nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi ñu suivre fii ci Sénégal ci Afrique surtout waaye itam ci diaspora bi su ko defee ñu dugg ak moom ci laaj yeeg tontu yi professeur ñu ngi lay nuyoo. Mohamed maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaare di leen sargal di nuyu nag képp ku ñu seetaan muy góor muy jigéen ak fépp fu mu nekk di leen siyaare. Alors dañuy tàmbale ak yow émission bi ci sa titre professeur boobu ndax ku wax Amsatou Sow Sidibé fierté la à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ñun on se rappelle ñun ñëpp ba ñuy jàng à l'université quand même on était fier di gis ku mel ni professeur Amsatou Sow Sidibé nga bay sa waa lu am solo nag ci wàllu njàngameek njàngale mi fii ci réew Sénégal rawatina université. Alors en résumé rek bu ñuy dikkaat sa carrière ci université Cheikh Anta Diop nga bari ñoo formé aussi nga xamante ni tey su ma leen limee sax fii émission bi mën na fee jeex nga xam ne ay chef d'entreprise lañ ñii ay journalistes lañ tey ñii ay dañuy yëngatu ci wàllu droit yoon. alors loolu boo toogee di xalaat ñi nga formé yëpp te ñu jaar seen parcours yàlla def ñu jaar ci say loxo loolu lan la lay def yow. dama ciy sant lu bare ndax man dama jëloon benn année bu difficile mooy première année. boo xam ni bu ñuy ñëw ay junne la ñuy nekk. ma leen di formé bëgg nag ñu bëgg droit. quand même. ni ma daan waxee dama daan wax pour dugal droit bi ci seen xol. ndeysaan seen bopp waaye ci seen xol. oui. ndeysaan ñoom itamit ñu kontaan ci lool. absolument ma am nag c'est vrai fierté parce que. foofu pratiquement dama dugg université di fa jàngale. ba bërk de moo njaay ma nekk ci amphi boobu xam ni. quand même. ñu bare buñ ci duggee. benn at wala ñaar rek daw. oui. ndax yenn saa yi dafa daan tàng. waaye man dama daan waxtaan ak xale yi ba nga xam ni. bu weñi di naaw sax da nga koy dégg. maanaam xale yi dañ ma daan déglu. absolument ak xel ak xol. ma fier ci nag ndax. procureur yi magistrat yi. absolument avocat yi. absolument ministre yi. oui. ay premier ministre. oui. yooyu boo ko formé am na loo def ci réew mi. absolument ndax def nga ko ci askan wi. oui oui. maanaam dugal dara. lu baax ci seen xel. jàngal leen naka la ñu war a doxalee. loolu dama ciy sant lu bare. ba tey nag maa ngi ci mais xam naa ni léegi nag ma war a. waaye nga ne doo ci yam da ngay liggéeyal sa réew da nga bëgg liggéeyal sa réew ci beneen anam mooy def politique nekk ci instance de décision yi di jël les bonnes décisions. alors nga ànd ceeg nag sa benn formation politique muy Kaar Leneen alors Kaar Leneen fan la juddoo professeur ak lu tax mu juddu. def naa question bu am solo la boobu tamit. parce que Kaar Leneen mu ngi juddu. ci bi ma xoolee Sénégal naka lay doxee. ma ni waaw ñun ñu ngi jàngale université ñu ngi ci société civile bi di bay suñu waar. di jàppale askan wi waaye fa ñuy dogalee nekkuñu fa. te dama yaakaar ni fa ñuy dogalee
du ñëpp ñoo am yéene pour askan wi ma ni nag boo duggul politique nit ñi daañu def politique waaye nañ koy defee xëy na du la gën ci yow ak askan wi ma jékki-jékki réfléchir waaye tëbuma rek dugg ci de defe naa ni tamit suñu borom am na lu mu ci def ndax dama dem foo xam ni bérébu xalaatukaay la dama dem Fès ca Maroc waaw dem ci benn village bu ñuy wax Moulay Yacoub waaw dem fa am fa lu mat fukki fan ak juróom saa yu ma yeewoo maa ngi ci kalamu li ñuy wax jabal les montagnes di réfléchir di xool di xalaataat bañ may jàngal alxuraan di ma wax aljabal may gis yëf yi di réfléchir ba ci yàgg ma ni waa mais man war naa dugg politique wala déet di ci inspiré wu di réfléchir ba mu mel na suñu borom dafa ni ma da ngay dugal sa loxo ci politique ndax yow li ngay jàngale université baax na li ngay def terrain bi baax na waaye war nga jël sa loxo teg ko feneen ndax nga mën a gën a jàppale askan wi ci laa nag waxtaan ak ay nit ñu baax ñu créer CAR leneen convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines ñu ne ñun duñu ay politiciens waaye dañu bëgg dugal sañ loxo ci politique économique ci politique gu famille ci politique gu liggéeyu xale yi ak ñoom seen waaye ñun bëgguñu nekk politiciens yooyu nga xam ni parloo rek ñu ne kon duñu créer parti politique mouvement la ñuy créer ñu créer mouvement citoyen CAR leneen waaye ba ñu demee ne dañu bëgg donc mu nekk association ndax dañu bëgg kayit ñu ne ñu yéen déedéet mënul am ndax li ngeen di def du politique politicienne mais da ngeen di def politique te du ngeen GIE du ngeen association de femmes du ngeen association de jeunes da ngeen nekk ci activité politique waxuma politicien mais activité politique ñu ne te bu ñu bëggee bokk ci ay élections ak yooyu il faut que ñu am récépissé quand même sinon dañuy dem abbi récépissé ñu ne comme mënuñu am kayitu association ndax duñu association mouvement lañu citoyen nañu wuti li fi des ndax ñaar ñooñu rek a am bu association wala bu parti politique association ce n'est pas possible mënul am kon bi fi des mooy bu parti politique ñu jël ko waaye dañu nekk parti politique bu tudd mouvement citoyen CAR leneen ok te loolu lu am solo la voilà donc waaw mu doon lu nga xamante ni nii professeur am na solo fi nga ko créé mais ñu gis ne li ñu jaaxal ci CAR leneen parce que dañuy gis yeneen parti politique saa yu élection ñëwee ñu am ñu àndal mais man ba ma xamalikoo ba léegi professeur Amsatou Sow Sidibé saa yu dem élection day gëm boppam moom boppam lay demal loolu sa choix bopp la wala bon bëggoo ànd ak peut-être fi nga toll la niveau bi nga toll bëggoo ànd ak ñi nga xamante ni peut-être politique bi ngay def dañ koy ñëw xajamal yàq ko lu tax souvent ngay bëgg a demal sa bopp CAR leneen di bëgg a demal boppam daal. waaw parce que xam nga CAR leneen. li mu def philosophie dafa ni. ñun nit lañu fonk nit la suñu borom fonk. jox ko ay àq ak yelleef. ci mbirum koom-koom liggéey wér gu yaram njàng ak foolaal. te loolu la ñu bëgg concentré wu maanaam ñi nga xam ne ay parloo la ñu def suba ba ngoon ak nax askan wi xëy na du ñuy yomb ci ñun ñu ànd ak ñoom am na ci nag ñu ci nekk ñoo xam sawar nañu ànd ak ñoom te yàlla rek moo xam waaye boobu ba léegi dañuy demal suñu bopp xam nga lu tax dugg ci sëmbaxloo bi am ci dara waaye doo peese sa bopp doy na waar quand même parce que même bu dee benn baat nga am benn baat xam nga ni am nga boobu baat absolument mais boo nekkee ci sumbuxloo bi bokk ñu indi la xaalis bi indi la ay nit jox la poste
xëy na doo xam lan ngay peese. oui parce que bëggoon naa ci ñëw leadership féminin boobu parce que est-ce que Sénégal perception bu ñu am ci jigéen jiite leen est-ce que loolu tamit ça ne pose pas problème tey ku mel ni professeur Amsatou Sow Sidibé bu dee cim njàng kenn waxatu ko bu dee mel ni mu war a mel tekki dara ci dëkk bi kenn waxatu ko lu tax tey mu warul mën a doon président de la République du Sénégal bu ñu mënee jël exemple bu Libéria ak yeneen dëkk yu nga xamante ni nii tey jii nii gis nañu ne def nañu avancé boobu yow est-ce que doo toog di poser wu la question à savoir lu tax sénégalais yi amaguñu perception boobu. waaw li tax bare na xam nga ni ñu gisee. yëf yi la sañu société. na mu gisee yëf yi la. oui dañuy fàtte ni. bu fekkee ñun ay jullit lañu par exemple musulman yi suñu borom ku wekk jigéen la teg ko ca kaw kenn waxatu ko waaw teg ko ca kaw ba pare bëgg ñu teg ko ci place am absolument loolu it am na loolu su ma koy wax damay seet ba islam di juddu nañu fekkee jigéen yi en arabe ñu leen di suul mu ne bu leen ko defati quand même jox leen seen ak seen yelleef ah oui teg leen fañ leen war a teg bëgguma ñu am benn problème te dee leen responsabiliser daal ne jigéen dañ koy responsabiliser ndax solo bi mu am ci kër solo bi mu am ci gox solo bi mu am ci réew. ci kaw loolu sax ñun dañoo gis ne ku mel ni professeur Amsatou Sow Sidibé dafa gëm moom gëm-gëm boobu à chaque fois bu ko waxul sax da koy dégager que ni bés dina ñëw mu jiite réew mi bés dina ñëw muy yor ndombal tànk yu nga xamante ni fa nit ñi di dogal yu am solo yi ci réew mi moom dina fa toog bés mu mel ni gëm-gëm boobu même boo ko dul wax ci say discours loolu ngay dégager loolu ngay wane à chaque fois ndax loolu mën nga ko firndeel. léegi li ma la bëgg wax mooy. dama am yéene ci sama réew. quand même am yéene ci Afrique. am yéene ci góor ak jigéen bépp mag ak ndaw bu nekk Sénégal ak Afrique. li ma leen yéene nag mooy ñu génn ci ndóol. mooy ñu nekk ci dëkku jàmm. mooy wér-gu-yaram nit ñi ñu mën ko toppatoo. mooy xale yi jàng dugal naka. nañ ko waxee woon parce que man musulman laa. moom laa mën a joxe comme exemple. Iqra. quand même. xale yi am jàng coono gi ñu nekkee bay jël gaal yi di dem di rey seen bopp wala ñu leen di def jaam ci yenn réew yi mais yooyu deñ mu doon lu am solo alors professeur dañuy ñëw nag ci beneen actualité bokk na ci politique fii ci réewu Sénégal ñu ngi jëm ci ay échéances muy élection présidentielle 2019 ay weer a ci des comme ci doon ci ñaari pàcc yi moo xam pouvoir comme opposition yaa ngi def say feem pour que askan wi mën la bàyyi xel ngir élection yi ñëw car alors ñu gis ne ñu ngi jëm ci ay échéances élection 2019 car leneen ak professeur Amsatou Sow Sidibé naka la koy waajee. xam nga ñun ñu ngi ci dialogue bi parce que dañu yaakaar ni war nañu jàppale askan wi ci mbirum naka la ñuy def ba élection yi normal xam nga élection bu normal ak yelleefu nit la oui waaw tànn say njiit loolu la oui dañ ko war a def ne ku ci nekk na nga ko gisee na nga ko xalaatee mais ñu may la nga defee ko absolument dañu bëgg élection yoo xam ne bu ñu ci génnee kenn du wax ni dañu jalgati dafa ñaaw ci suñu der ñaaw ba pare metti moo tax ñun ñu ngi ca dialogue ba waaye dialogue bi yombul ndax ni nga ko waxee ku nekk bëgg indi sa feem waay charte yaa ngi nañ ko jàppale charte yi nañu jël charte yi rek appliqué ko wax ji jeex xam nga sañu réew ma li ma ci jaaxal mooy dañuy jël ay charte suba gu nekk bu yeewoo suba ba ngoon ne dañuy def ay charte mais dañ ko dul gëm su fekkee na dañu ne la léegi yow parti politique te ñu ngi lay exiger yu bare ay obligation yu bare lañ la teg ay wareef yu bare lañ teg sa kaw léegi da ngay boole dem fëgg bunt yi am ay junney signature pour nga nekk candidat loolu mais loolu dafa tey xel dafa mel na
dañu bëgg éliminer nit ñi bañ a nekk candidat wala ñoom ci seen biir ñu ne diw moo mën a nekk candidat diw mënul nekk candidat loolu démocratie daf ko nanguwul oui li ñu joxe comme argument moo di ni ñiy présenté wu dañu bare mais bari nañ nag quand même ñaan leen ku leen fital ku leen jox fit ba ñuy présenté wu barke dee moo njaay ñi amoon fit pour di nekk ay candidat bare wu ñu woon waaw dëgg la mais kan mooy def di tas pour am doole xam nga boo tasee am doole waaw kan mooy tas pour am doole diviser daal pour mieux régner ok ñun loolu la ñu gis d'accord donc boobu argument nanguwuñu ko parrainage moom nangu leen ko élection 2019 wala présidentielle 2019 Amsatou Sow Sidibé présidente de la République du Sénégal est-ce que vous y croyez xam nga président de la République suñu borom moo koy def nit dëgg la waaw moom mooy jël xolu nit ñi jël la dugal ko ci yooyu xol may la moyen yi pour nga yegsi ci waaw kon maanaam lu ne mën naa ne daal yàlla yàllaay def oui lu ne mën naa ne yàlla moom mooy def côté boobu moom mbirum yàlla la absolument jërëjëf professeur Amsatou Sow Sidibé li ñuy cërale woon ci waxtu daanaka mat na alors lan ngay joxe comme appel bu mujj à l'endroit ci ñi nga xam te ñoo bokk kaar leneen wala à l'endroit des Sénégalais tolluwaay réew mi ak échéance yu ñu jëm ngir ñu mën a tàggatoo ci émission bi waaw li ma bëgg ñaan ñëpp mooy nañu taxaw rek ba sañu Sénégal gi taxaw bëgguñu mu ndërmeelu bëgguñu ñu nasaxal ko ku ci nekk na nga taxaw ak vigilance waaye ku ci nekk lañu doon way ñaani bañ na ñaan yaa ngi bañ ba tey nañ leen bañ ba tey bañ nag du ci kaw gaañante waaye bañ ca na ngay defee non le refus c'est important refus et puis nañuy exiger parce que état bi moom moo yore ni ñuy defaree suñu àq ak suñu yelleef kon boog obligatoirement ay résultats la ñu bëgg loolu daal laa bëggoon a wax macha allah ku ci nekk na ko jàppee noonu xeex ci ndax Sénégal jëm kanam ndax kat Sénégal gi la ñu am demuñu feneen ñu ngi fi loolu la mu doon lu am solo ñu amoon mbégte lool dalaloon fi professeur Amsatou Sow Sidibé ci seen numéro bi ñu di ko gërëm quand même ci disponibilité am ndax bokk na ci ñi nga xamante ni vraiment disponible nañu loolu dañ ko koy seedeel vraiment depuis ba nu fixé émission ba léegi saa yu ñu ko woowee jot ko te loolu la ñu soxla ci leaders yi ci ñi nga xamante ni peut-être ñu ngi aspirer bëgg a jiite réew mi disponible rek loolu su ko defee askan wi dinañ xam bu baax a baax ana fan la ñuy teg seen tànk. Votre nouvelle émission 15 minutes de référence. 15 minutes de référence reçoit des invités pour discuter l'essentiel de l'actualité nationale et internationale en 15 minutes. Ne vous le faites surtout pas raconter. 15 minutes de référence, c'est l'actualité par référence.